jàngal nga ñëpp Sidi Lamine jàngal nga ñëpp waaye nag jubbal ñi ne ñu dëngoon moo tax mu ni ko saafaxta ahla rusli wal islaahi ko mbooleem ku jub te yéwén te baax yaa ngi mu daarante ak moom mu ni ko wa amartahum bil birri wal ihsaani yaa ngi leen di dundal ci ak mbaax ak rafetal Serigne Saliou Touré daal ni ko xuz haadihi maa baaqatil i'jaabi bi sumuudikum fi jabhatil seytaani jëlal kado bi jëlal lii ndax défendre l'islam ak gaa ñu baax buñ ko dee wax bind dafa am solo moo tax laa xarwa Sidi Lamine baaye maam Ahmad Khalifa moo waxoon Cheikhul Khadim moo tax lii Serigne Saliou Touré wax bor la moo taxoon moo wax ne ku Serigne si ku yoonu murid amee bor ñëwal ci Serigne Saliou Touré mu fay la ko bor la boo xamante ni sa maam Cheikh Niass muy maam Khalifa ci ndigalal bàyyi maam Abdoulaye Niass moo jëloon xalimaam bind xasida gu mag waaye ñaari bayt rek laa ci jukkat mu ni ko atxaftana bi kitaabin la nazira lahu arwa xalila sadana baxda luwaahi huwal jalalaani dégg nga huwal jalalaani tafsirun li mansibikum mu ni ko huwal jalalaani tafsirun li mansibikum misbaaxu ilmin ka dawi subhi lammaan samaam Xalifa moo waxoon Sëriñ Tuubaa ni ko jox nga sama baay téere Jalaalayni waaye ci kàttal yow yaay Jalaalayni ndax Alxuraan Sëriñ Tuubaa rek lay fi maam Xalifa bàyyi Sidi Lamine dafa waxoon Sëriñ Tuubaa ni ko Alxuraan yow la fi mu ni ko huwal Jalaalayni tafsiirun li mansibikum maanaam Jalaalayni bii nga jox maam Abdoulaye Niass yow Sëriñ Tuubaa yow Alxuraan yow lay fi ndax lan nee na ko misbaaxu ilmin ka dawi subhi lammaa nee na Sëriñ Tuubaa nga mel ni yaay nam xam-xam mel ni bu feeñ ci suba tuuri moo tax sa baayam maam Ibrahima Niass al aalimu jawlafi dafa wax Cheikhul Khadim moo tax réew mi benn dafa wax Sëriñ Tuubaa daal ni ko wa misluhu Muhammadul Bambiyu aalimu til bilaadi wal waliyu xam nga Mouhamadou boobu jarul siyaara la ñoom sëñ xabaar ñoom waykat waaw pour ko ku mel ni moom ku mel ni Cheikhul Khadim ci xam-xam ak wilaaya ak lu mbaax ci réew mi amul Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima yi wax loolu Cheikhul Khadim kon Ahmad Saloum delloo nga matt ma ca ndaala mooy bis bii tey Alxuraan ko moom Sidi Lamine ko moom waaye mbaaxa ko moom li misli haadaa falyaxmalil aamiluun wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. njëkkewu ko ni ko njëkkee moom ci la bokk ndax bi mu ko dooree léegi sëñ Mouhamad Mbuub maa ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax bi mu dooree concours bi ak léegi bu matul fanweeri at bu manqué tuuti la kon sëñ Mouhamad Nasir Dieng koy gërëm ci taxawaayam di ko ñaanal yàlla guddal fanam nit ku bëgg alquran la nit ku bëgg daara la nit ku bëgg nitu daara la te aussi ku jëriñ daara la ku sagal daara la yàlla ko yàlla gën a sagal yàlla ko yàlla gën a yokku wér wane ni rek ni moom lépp lu mu am ci daara la ko delloo kon sëñ Mouhamad Nasir daara yëpp ñu ngi lay gërëm daara yëpp ñu ngi lay sant daara yëpp ñu ngi lay ñaanal yàlla teraanga boo am rek delloo nga ko ci daara yi te li ma gën a neex ci yow amul lenn loo xamante ne dana xew ci daara nga tànkam lu ko daara bu xew la june di nga ñëw teewul loo am ci teraanga andi ko kon booy def bis bii daara yëpp nga ko defal sëriñ sépp nga ko defal jullit ñëpp nga ko defal kon amuñu sa fay yàlla bi ak fay yàlla la yàlla fay ñu ngi am mbégte ak kontaante ki ñu jagleel bis bi muy alhaji Sidi Lamine Niass ñu ñaanal ko yàlla yokku leeram yàlla yeesal itam yërmandeem ci moom ñu ngi fay jaar di nuyu suñu xarit suñu kilifa suñu sëriñ muy oustaz Diouf ma ne oustaz Diouf ñu koy nuyu di ko ziyaara bu baax di jaamu ci kuréel di ko ñaanal yàlla ko yàlla gën a dëgëral te sàmm ko suñu soppe la suñu xarit di nuyu oustaz Hadji Niass yàlla leen yàlla sàmm ñu ngi liggéey ci réew mi lu rafet di ko defal daara te raxuñu ko boole ñu ci lu ci bokk lépp ñu sellal ko teg ko ci yoon yàlla guddal seeni fan sëñ Cheikh Niass ñu ñaanal ko lépp lu yàlla mayoon baayam mayoon ko ay maamam
yàlla na ko yàlla may moom Cheikh ba yéene bi mu am ci télé bi am ko ci liggéeyu baayam yàlla may kattan ak wér mu mën koo àggale kon maa ngi nuyu Sarfate Pouy di nuyu sëñ Mouhamed Mansour Mbaye suñu baay Alhaji Diassa Mbaye Serigne Cheikh Ndiéguène ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu teew ñi fi teew ñëpp di ziyaara ñëpp di gërëm ñëpp wa axiru da'waana wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'uudu billahi min shuruuri anfusinaa wa min sayyi'aati a'maalinaa man yahdihillahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidaa wa nashhadu an laa ilaaha illa Allah wahdahu laa shariika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa khaliiluhu أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتمسح لنا بها جميع الخطيئات وترفعنا بها لديك أعلى الدرجات وتبلغنا من الخيرات أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الأطهار الأخيار وسلم تسليما كثيرا. Je change en français pour enchaîner le remerciement à messieurs et à madame, membres du jury, aux organisateurs de cette journée coranique et en fait, mon cher frère et ami, Cheikh Ahmed Saboudian, président de ce groupe d'associations et particulièrement l'association de la jeunesse du Sénégal, la jeunesse musulmane du Sénégal. Et je remercie également toute personne ici présente en son nom, rang et qualité, mais avec une mention particulière à mon frère Cheikh Ben Sidi Niass, rahimahullah, et à ses côtés mon frère Imam Hassan Diouf, et toutes les personnes aussi présentes, le chargé d'accueil aussi de la Turquie, et Sharif Imam, et toutes les personnes que je connais personnellement, et à vous tous, mesdames et messieurs. Par ces versets coraniques, par cette parole divine qui nous a pénétré le cœur, qui nous a pénétré et dominé les têtes, je salue tous ces enfants qui viennent de réciter notre Saint-Coran, tous les gagnants, et ils sont tous gagnants, car ceux qui apprennent le Coran apprennent le chemin vers la victoire et vers l'émancipation et la libération. Donc, que Allah préserve nos jeunes, préserve nos enfants, et que Allah exauce nos prières en ce mois béni et en ces derniers 10 jours le plus sacré de ce mois. Évidemment, c'est un timing très significatif, le jour du 20 du mois sacré du Ramadan, et c'est une occasion très importante pour vous, mais aussi pour moi, car on dédie à la mémoire d'un frère que nous avons perdu il y a quelques années, un frère et un combattant pour la liberté, pour la voix des sans-voix, pour la justice, pour toutes les causes justes de la Ummah, et en tête, et avant tout, la question palestinienne, la cause du peuple palestinien qu'il a aimé et qu'il a soutenu sans relâche. Il s'agit de notre défunt Sidi Lamine Niass,
que je n'ai pas cessé de le rendre hommage dans toute occasion et par mes modestes mots que je n'arrive pas malheureusement à le décrire bien comme il faut. Donc à son héritier, à son fils qui dirige ce groupe important et gigantesque, le Walfajri, la chaîne Walfajri et tout son groupe médiatique, cher, je te le dis, à l'avant, Inch'Allah, à la trace de ton père. Mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, durant cette pandémie, il y a plus d'1 an, nous avons perdu beaucoup de nos chers. Et nous avons encore d'autres qui souffrent ou qui sont hospitalisés et qui sont en train de prendre leurs soins. Donc, avec vous, je voudrais aussi marquer ce souvenir à tous nos morts, que Allah les accepte dans son grand paradis, et pour nos blessés et pour nos malades, que Allah les aide et aide leur famille, et en leur fournissant d'un bon et rapide guérison et rétablissement. Je suis venu pour représenter également mon pays, mon cher pays, la Palestine. Cette Palestine qui vous envoie un message de fraternité, un message d'amour, un appel au secours, car les Palestiniens en ce moment se battent acharnement, courageusement, en votre nom, au nom de toute la Ummah, pour préserver les lieux saints de l'islam, mais aussi de christianisme. Ce lieu, je dois vous le rappeler, c'est le premier qibla, la première direction vers laquelle on faisait nos prières, nous les musulmans. C'est la deuxième mosquée après Al-Kaaba al-Musharrafa, avec 40 ans de différence en temps. Et c'est le troisième lieu saint après Mecca ou Al-Madina. لا تشد الرحال إلا إلى 3: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. Donc, au nom de cette terre bénie, au nom de son peuple géant, battant, courageux, résilient, résistant, je vous salue et je salue cette belle assemblée en vous souhaitant à tous, Inch'Allah, un bon fin du Ramadan, que Allah exauce nos prières et que Allah accepte nos bienfaits. Inch'Allah, on fera notre prière de la victoire là-bas, à Jérusalem, Al-Quds al-Sharif, capitale éternelle et indivisible de notre État, l'État de la Palestine, État indépendant et souverain, avec Al-Quds al-Sharif, son capitale. يرونه بعيدا ونراه قريبا وإنا لصادقون والسلام عليكم ورحمة الله. boo xam ne daf ñuy jiitu topp suñu ginnaaw di siyaare bu baax jëwriñ bi ñu fekk tey muy Sëriñ Ahmed Saloum Dieng ak mbooleem kilifa yi fi nekkal rawatina ci PDS suñu jëwriñ Sëriñ Saliou Touré yàlla na fi gën a yàgg lool ak wér moo ko ak njaboot ñi ngi yëkkati suñuy kàddu ginnaaw bi ñaanalee Cheikh Amadou Moustapha su borom dëgëral ko kattanal ko ak mbooleem kilifa yi ak kilifa aada yi nekk ci réew mi ak fu mën a nekk di siyaare bu baax góor yàlla yi fekk ak soxna yi tedd yi fekk te yàgg gunge bis bi Sëriñ Ahmed Saloum Dieng Sëriñ Ahmed Saloum ku
kuréelu jàmm bi ci jiital sëriñ Adama Racine Sow ma fekk ko sëriñ Ibrahima Thiam Mouride naka jekk ñu ñëwal kuréel bi daa ànd ak sëriñ Xaadim Diagne ak sëriñ Bamba Diagne bi nga xam ne doomu Cees la di jàmbaar lool ci kuréel bi sëriñ Racine nag jàmm ñoo ànd jàmm ngir xam ne jàmm mooy li sëñ bi yàlla na nga am ngër te doon bu sawar gudd fan ak gër lépp di sëñ bi xarit yi yàgg soppe yi yàgg mbokk yi yàgg ci sëñ bi amiin amiin di jaahi amiin yàlla di farwa yi ahmed ci sëñ bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa ba'd assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ayu hada aljamu alkarim fi hada alshahri alkarim fi hadihi albalda alkarima نقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنها للحظات تاريخية ستبقى راسخة في دفتر هذا البلد إنها نفحات ربانية إنها رسالة خالدة إنها نعمة كبرى ونقول معكم جميعا الحمد لله رب العالمين إن المناسبة التي جمعت بين هذه الأوجه النيرة لدليل على أن المستقبل لهذا الدين وأن المستقبل لهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وإنها لدلالة كبرى على أن علم السلام والاستقرار سيرفرف في القدس الشريف تلك البقعة الطاهرة التي لكل مسلم فيها نصيب Palestine ci ndaje mu tedd mii nga xam ne yàlla nga ko jaarale ci kenn ci ñi nga xam ne l'islam bi daf leen di puukare woon ci jamono ji muy Ahmed Saloum Dieng mi nga xam ne bi ñu koy xam ba léegi ñu ngi ko xamee ci lu ni mel mooy jëf-jëf joo xam ne dafay bennale askan wi di tasaare l'islam di tasaare xam-xam ci ndaw ñi loolu bu bindee loolu mooy feeñ ci mbindam bu génnee journalam loolooy feeñ ci journalam bu waxee loolooy feeñ ci waxam kon kooku mu nekkoon koo xam ne digganteem ak Sidi Lamine Niass amul woon diggante waaye bu fekkoonte ne bi Sidi Lamine Niass génnee àdduna ci la diggante boobu yem dañuy naan pour mbiru àdduna waroon foofu la yem waaye tuddee bi mu tuddee Sidi Lamine Niass xew-xew bii moo wane ne def na li wolof di naan kóllëre ginnaaw lay féete kon Ahmed Saloum Dieng ci turu Cheikh Mouhamadul Hafiz Niass waaye ci turu famille Niassène bi yépp tàmbalee ko ci xalif général bi ba ki mujjee juddu ci mbokk mi ci famille bi ñoom ñépp ñu ngi lay wax baat bu gàtt waaye ku deful lu baax doo ko dégg muy baatu jërëjëf naka noonu itam Cheikh Mouhamadul Hafiz Niass mu ngi lay wax ne ci turu société bi mu jiite muy groupe Walfadjri mboolem ña fa nekk ñu ngi lay wax baat boobu di wane seen pare pour taxaw ak yow parce que xam nañu ne yow ku am kóllëre nga ndax boo amuloon kóllëre doo jël lu ni mel nga tudde ko koo xam ne nekkatu fi kon ñoom itam
ñoom ñëpp ay journalistes animateurs techniciens ñi nekk ci région yi ñi nekk ca maison mère ba yëpp ñu ngi lay wax jërëjëf di la sant di la wax ne jëf nga jëf ju rëy waaye itam ñoom xam nañu jëf jooju message bi mu àndal ñu ngi leen ciy sant ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax di la ciy gërëm loolu doon kàddu yoo xam ne Cheikh Mouhamadul Hafiz Niass newoon na bu ñëwee ci jotaay bi dina ko wax waaye li mu waxul moo ëpp li mu wax moo tax bi ñu ko waxee bés bi dafa dal di ne comme que am nañu organe boo xam ne mu nga foofu ca Thiès nañu dal di taxawee lépp loo xam ne war na ci avant bés bi ak pendant bés bi ak après bés bi ci la suñu équipe bi nekk fii te ñu nekk équipe bu dynamique di taxawee seen liggéey di jokkook ñun di ñu wax fii fi toll boobu ba léegi moo tax lu tuuti la ñu jokkoo Ahmad Saliou Dieng parce que ñoom Ibrahima Ndiaye ak équipe am ak Mourad Sarr mi ñoom ñooñu wuutu ci wàll woowu ñu sant leen ci liggéey bu professionnel boobu te incha allah bu bés bi weesoo itam la ca war ci wàllu après bi ci wàllu information bi yëpp incha allah dinañ ko jàllalee ni mu waree bu ko defee ci turu Cheikh Mouhamadul Hafiz Niass itam ñu nuyu mboolem kilifa yi fi teew xam naa ku ko naroon lim du sotti waaye kilifa aada yi ak kilifa diine yi fi teew yépp Cheikh Mouhamadul Hafiz Niass mu ngi leen di nuyu di jël loxoy way juram mi teg woon ci seen loxo di jël loxo di ko teg ci seen loxo xam ne képp koo xam ne amoon na relation ak papaam moom ubbeeku na pour wéyal relation yooyu ndax loolu obligation la ci moom loolu moo war ci moom looloo tax bi mu ñëwee jógee France nekkoon fa avocat bàyyi lépp ñëw Sénégal pour sàmm kóllëre baayam la waaye xam na ne fa mu nekkoon ci France moo gënoon yomb moo gënoon noppale bi mu ñëwee fii nga xam ne jàppal bàyyi chaque jour ngay seet nooy dafa mel noonu waaye dafa xam ne papaam nitu message la woon dafa ñëw pour wéyale message boobu dafa am benn bés si di wan ma benn vidéo bi Cheikh Mouhamadul Hafiz Niass mi toog moo fa doon dawal benn avion ma xam ne kon Sidi comme ni mu ma doon wax ne préparé na njabootam ma ne bu demee ba sa doom di dawal avion di yaakaar naa war nga mën a toog léegi moo tax benn bés ma ne ko yow boo demoon sax war faji dafay continuer mais dem bi ma ko doon wax sax mooy dem bàyyi nekk ci dafay dem du gën a wér sax mu mel ne daf ma répondre ci loolu ne comme que sama doom a ngi dafa dawal avion dem ba dugg ci barreau bu France nekk fa avocat parce que daf ma daan wax ne génération ñoom Cheikh formé naa leen bu pare ñoom ñooy formé génération bi def ci doomam yi ñoo ñu format yi ñu gën a féetewoo ndaw mu mel ne ñu ne ko bu boobaa fan la lay fekk mu mel ne kon dafa préparé woon demam lu jiitu demam préparé woon na ci côté yëpp moo tax damay wax nit ñi ne demu Sidi Lamine Niass nit ñi la bett waaye bett ko ndax préparé na ko kon fii daal tëmbin la boo xam ne ñu ngi koy profité di jottale principe bi nga xam ne Cheikh am na ko ci peuple sénégalais te mooy li papam doon def di ko defal askan wi bu dee benn moom pare na pour yokk ci benn zéro ci kanam muy fukk loolu nag amu ci xàjj ak seen moo xam ñi nga xam ne jàppee nañu seen bopp ne ci askan ordinaire bi lañu bokk te loolu amul wala ñi nga xam ne jàppee nañu seen bopp ci ñi nga xam ne yore nañu responsabilité ñoom ñëpp benn bët bi la leen xoolee te mooy ne groupe am dafay nekk loo xam ne dafay jouer rôle service public ci biir askan wi kon jàppaleen ne bi Sidi Lamine Niass demee moom mi ñu tuddee bés bi mu demee bàyyi na fi ay Sidi Lamine Niass yeneen yoo xam ne ñoo continuer liggéey xam naa jamono ji xat na yitte yi bari na borom xam-xam yi fi nekk te war a wax bari nañu te kii di Serigne Ahmad Saliou Dieng sax bu dul woon
dara bu fi ñëwoon rek wax moom waxaaleel lañ ci biir parce que bu ñu koy sant sax ci yeneen anam lañ koy santee waaye sant ko dafa mel na rek sant sa bopp la ndax moom ci ñun la bokk moom facilitateur la ci lu bare bare ci li nga xam ne ñun dañ koy taxawee di ko def ci biir réew mi ci kër diine yi rawatina fële ci Madinatu Touba ndax xam ngeen ne diggante Ahmed Saloum Dieng ak diggante xaalif général bu Murid ak kii di Serigne Bass Abdoul Khadir diggante yooyu amul diggante kon moom Ahmed Saloum mu ngi joué ay rôle ci biir askan wi yoo xam ne teg ngeen ci seen bët waaye itam xam leen ne mu ngi joué ay rôle yoo xam ne tegu leen ci seen bët te mu nekk yu am solo kon waa Thiès war ngeen sant yàlla à part moom mi leen xéewale kooku di Ahmed Saloum Dieng mu ngi jot social bi xam-xam koo xam ne da nga koy gis mu ne teg te fekk mu ngi daw wa taral jibaala taxsibuha jaamidatan wa hiya tamurru marra sahab kon kooku bu fekkente ne benn loxo ngeen ko jàppe woon yéen waa Thiès jàppee nañ ko ak fukki loxo ndax bu dul woon loolu du ñu leen wax loolu xam leen ne daal am ngeen koo xam ne nitu social la am ngeen koo xam ne am na fu sori fu ko borom xam-xam yi teg te loolu yomb kon ñu sant ñi fi teew ñëpp moo xam ñi fekk baax ci réew mi ak ñi nga xam ne ay ambassadeur la ñu ñëw wuy ji ko te xam naa sax situation bi bu demewul woon ni mu demee ci wàllu mbas mi ñu bare ngeen fi naroon gis ci ñoo xam ne ci waa réew mi lañu ak ñi nga xam ne duñu waa réew mi waaye képp ku fi teew rek xamal ne wuutu nga fi junni yoo xam ne waroon nañu fi teew kon ci turu Cheikh Mouhamadul Hafiz Niass daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm autorité yi ndax gis nañu organisation bi ak wàllu sécurité bi demee na noo xam ne xam naa lu ñu préparé lu jiitu bés bi ci façon boo xam ne dafa ànd ak professionnalisme gis nañu ko ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di leen gërëm képp koo xam ne teew nga fi tey rek jàpp nañu ne ñun nga fi teewal ndax Sidi Lamine Niass bu ñu ko tuddee bés nga ñëw teew dañu jàpp ne moom ñun nga fi teewal kon Cheikh Mouhamadul Hafiz Niass mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal tawfiq di ñaan yàlla ci barke bés bii yàlla tàggantee ci takkat yi saafaraat ci jàngoro yi teggee ci tiis yi wa kullu aamin wa antum bi xayr wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa la présence de ce ambassadeur, un pays frère du Sénégal, avec qui nous avons signé ensemble, nous avons lutté ensemble pour le respect de la liberté et surtout la liberté religieuse. Soyez remerciés, monsieur l'ambassadeur, pour la présence de cette cérémonie. Je voudrais tout d'abord aussi, si vous me permettez, de saluer et de remercier sincèrement les enfants qui ont suivi ici avec brio réciter ce livre qui nous accade du matin au soir, et ce livre vraiment qui nous permettra aussi d'avoir ce que nous voulons l'au-delà. Michel Saint-Denis, pour l'a dit tout à l'heure, le représentant de la famille Niass, vous êtes un régulateur social. Nous savons tous et nous serons toujours, à travers les cérémonies que nous avons organisées, et les cérémonies ici, pour rassembler toutes les États du Sénégal. Soyez les remerciés. C'est un moment fort pour tous les musulmans du Sénégal. Nous allons aussi saluer
religieux. Parce que nous savons tous que nous devons commencer par s'aimer, par prier pour nos guides religieux. Ça soit égal à la qualité religieux du Sénégal. Et nous nous disons vraiment merci, nous nous encourageons et nous soutenons le canal de la Sénégal. Merci beaucoup. Suñu borom ñu ci yéen ñu tëdd dañoo monté ci bis ci weer tëdd nekk ci bis ci tëdd bi nekk ci bis ci teral alxuraan bu ñu ci suñu gën a daal ci sawar nañu malgré les petits problèmes que nous avons dañ ci sawar nañu ndax ñoo bokk ji lu wér la demande ko sonn wante li ñu bokk mooy alxuraan kon nag comme ñu am alxuraan moo tax foog ñu teew fële suñu kuréel xam ne toujours ñu si ginnaaw gis nañ ni bu rafet nga liggéey ci biir ku la xam ne toujours yow yaa ngi may sa wax bi ñun nag ay biir am na fu ñu bokk comme ñëpp kon léegi bu ñu mayee aussi ñu ñëw suñu xarit ñu si amal ñu xalaat suñu xalaat di ko ñaanal yàlla ba lépp lu ko jógee moom ñu bokk ko am ñu yëw kon di ñëw aussi ba ma mayee sama jóg ci yoon yi bi si ba suñu xalaat di ko ñaanal aussi yàlla yàlla ko fi ndax mooy suñu mooy suñu biir kon nag ñu gërëm si xale yi ci teew bi ci alxuraan bi ndax ñu ngi julli amuñu alxuraan dana ko xom di ko dal di ko dalal si loolu ndax alxuraan maanaam lii soxla liggéeyukaay rek mais li ñu fekk ci suñu biir mooy alxuraan kon nag ñëpp ay benn ay diine di gërëm soxla yi di ñaanal ñëpp di gërëm tëj bi yàlla dafa jàmm def ko Sénégal ñaanal aussi ñu jéem a ñaan feebar bu tax mën a xaw a tëdd ñu ñaan yàlla dañuy mel ni dañu war a ñaan ndax yàlla dimbal ndax dafa xamal ba ñu mën a ñaan ci ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di gërëm ñëpp sant ñëpp wa salaam merci beaucoup. maa ngi leen di siyaare maa ngi siyaare doomi sëñ Modou Kara Noreyni moom sëñ Ousmane Mbacké maam Thierno Birahim maa ngi nuyu surtout maam boo Kunta Ndiassane maa ngi koy siyaare bu baax gis naa ko fii léegi daaw fekk na ma ci la ñaare day def lu baax ne te lislaam tax koo jóg dinaa ko fay gis maa ngi siyaare surtout masaa toog bu jubloo penk ba ma gis maaru dégg ak kabaab bi damay mën a war ñu waaju jërëjëf yàlla def ñu fekk ko muy suñu chef de quartier Alaaji Daxa Kanté di suñu waajur suñu kilifa Mawlana Cheikh Abdoulaye Diop taxawaloon ak tariqa Tijaaniya Ahmadiyya ca Rufisque di suñu kilifa suñu imam al imam Hadi Si bu Ashraf Thiali soppee di wéetal donc amoon taxawaay ci lislaam bi waaye donc amoon taxawaay ci àdduna bi ci wàllu xam-xam ak woote ci jàmm ak woote ci diine lislaam waaye nag di ci ñaanal suñu kilifa suñu xarit di kenn ci ñun di Cheikh Alioune Badara Niang di membre fondateur bu PDS Mouhamadou Bachir Fodal dalal sëñ dal sëñ dal bismillah kilifa bu mag ci Dakar ci le complexe résidence des Mamoun kon ñaan gi li ñu jëmale ci Alaaji Daxa Kanté bi nga xam ne mooy chef de quartier bi fi ñu nekk Moussa Talla Bidaay bii ak suñu waajur Cheikh Abdoulaye Diop mi nga xam ne moo tuddee woon tariqa Tijaaniya Ahmadiyya ca Tëngéej di ko baax bu tedd donc bu sell ji ñu ne def ay teraanga yu yàgg mu ko bitim réew di kenn Cheikh Mouhamadou Bachir mi di Cheikh Mouhamadou Lamine Diop ak imam Hadi Si bu Thiali ak Cheikh Abdoulaye Mangane ak Serigne Badara Niang ak Alaaji Bakar Diagne bi nga xam ni xarit la woon ñu soppee ba ñu def ñaan ko sopp ci Kristu incha allah bismillah
amiin kon waxtaan fi ñu tàmbalee mooy sant mboole seen association islamique yi nga xam ni depuis 93 bi ñu tàmbalee jotaay bii at mu jot ñu ànd ak ñun dund ñu ci xew-xew bii xam nga ñu leen feebar bi moo tax invitation yi ñu limité ko xam naa ni soxna Dior moo xër ba yokk siège yi waaye dama ko siège yëpp mu passé 300 sièges ndax tënku soo wooyee kilifa yi nga xam ne ñooy état du Sénégal woo ambassadeurs yi war nañoo mandargaal li nga xam ne moom la wax ko docteur dénkaane ci période bii ñu ngi sant aussi di gërëm comité de suivi bi nga xam ni ñoom ñooy saytu xale yi démb ñu yen nag ñoom lu mat fukki daara ak juróom-ñeent ci résidence Lat Dior nekk fa ak ñoom ba 15 heures den atte ci li nga xam ni mooy ñeenti section yi nga xam ni moo composé woon concours bi ndax xam nga concours bi defuñu ko rek ngir ñu mokkal alxuraan waaye dañ ko def ñeenti pàcc nga xam ni kenn ku nekk fa nga yëg sa bopp da nga fa mën a dugg participer ba ci concours bi bu njëkk bi mooy ñi mokkal kaamil alxuraan ma tajwiid wal hifz mokkal alxuraan yëpp mën koo tajwiid mën koo tari bi ci tegee mooy mokkal Mariama ba Naasi bi ci tegee mooy mokkal rukul alxuraan mooy Yaasin ba Naasi bi ci tegee mooy saqaafa amma hawla alxuraan karim wa ulumihi culture générale ci le Coran nga xam ne mën ngaa bañ a mokkal mais am culture générale ci alxuraan ñaata yoon la baatu Ramadan wàcc alxuraan ñaata yoon la tur Seydina Muhammad wàcc question yu mel noonu parce que am ñoo xam ne mokkaluñu waaye am nañu xarañ boobu bu ko defee kenn ku nekk dana yëg boppam ci biir concours bi ñeenti section yooyu section bu ci nekk ñaari xale yi ci gën a ràññeeku dañ leen jox seen neexal fii wax naa leen démb ci concours ba neen même xale yi gañewul fii jël seen prix bu ñu paree nañ dem ci hôtel ba ñu def leen ko seen cérémonie symbolique jox leen si leen neexal dafa jotaay bi day xat ñëpp dañ leen fóon jox seen yëf suñu paree ñu gërëm ñi nga xam ne mooy si invitation bi daa ci defaat ci biir suñu paree nag ñu beral cant ak ngërëm famille Maodo Sadiqi wa Habibi Sidi Lamine Niass mi nga xam ni ñëpp xamoon nañ taxawaayam ci réew mi ci wàllu défendre soufisme wàllu défendre daawa islamiyya waaye wàllu am taxawaay ci réewam te ñu ne xubbul watani min al iman mu doon jàmbaar tàmbale ci zéro tey ji mu taxawal benn ci télé yi gën a mag ci réew mi te ñëpp xam ni jaar na fu nekk ci ay xat-xat jaar na fu ne ci ay bunduxataal jaar na fu ne ci ay xeeti gàllankoor waaye mu am taxawaay am pas-pas am yitte am jom ba may ko tey même bi ma nekk ginnaaw dafa mel ni télé bi sax tey la gën a taxaw kon nag ku mel noonu loolu lañ ci jublu mu doon nag xaritu Touba di xaritu Tiwaawoon di xaritu Njaasaan waaye di xaritu islaamu Sénégal gépp loolu moo tax ku mel noonu bu fi jógee war nañoo fësal jëfam wane jëfam ba génération yi mel ni ñoom Cheikh Mouhamadou Bassir mi nga xam ne taxawaay yooyu lañ am ci réew mi ak ñeneen ñu mel ni ñoom Cheikh Ibrahim ñu gën a am courage ci li ñuy def ndax xam ni laa xadar ndax yàlla na yeex même bu fi génnewoon tey jii dana sama xel dina dal ni dina am ku mel ni Ibrahima Faye wala ku mel ni Oustaz Mouhamad Lamine Fall taxawal lu mel ni tudde ko Ahmed Saloum Dieng kon loolu lañ ci tudd duñ fi leneen ba ca des it mooy wane ni concours bi li ko tax a jóg mooy gën a encouragé xale yi xam ngeen bi ñu koy taxawal musta am ci Sénégal waaye boobu gisoon nañ ni benn jotaay buy fësal alquran amul ci réew mi ñii course vélo am nañu championnat ñay rawal fas am nañu championnat course mbaam sax gis naa ne am na ci réew mi ci at yi passé gis naa ne at mu jot sax bu ñu suba indépendance am ñu koy def waxuma ne bon na nag mais dama ne ginnaaw ñëpp bëgg dajaloo te organisé wu ñi gën a war a mën a dajaloo mooy ñooñu diine ndax xayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu yàlla di ko gënal ci li mu wàcce lépp mooy alquran karim di ko gënal ci ñu wàcce mooy l'islam ñi ko gënal ci ñu yónni mooy Seydina Muhammad kon nag loolu moo taxoon ñu ne dañu benn cercle boo xam ne ñooñ daara donte benn yoon a ci at dañ dajaloo xamante ka nekk Kokki xamante ka ne Fass Touré xamante ka nekk daare si Mariama Niass Dakar ka nekk daare Mariama Niass xamante ka nekk ca Casamance nekk fi nga fa daan alquran mu nekk ñetti fan yoo xam ne dañ koy nekk fii di ko harmonisé wu di waxtaan di xamante di échanger gis ngeen ni léegi sant nañu yàlla concours yi mi ngi am Magal Touba mi ngi am ci Medina Baye ca Kaolack ma ngi am ci suñu xarit suñu soppee sëñ Abdoulaye Dia bu Sénégal def ci loo xam ni kawe nañ jot xam ngeen ni maanaam ren prix bi muy def cadeau yi rek mën na 90 millions li mu financé ci concours bi yëpp mën na 400 millions ku mel noonu nag dañ ko war a encouragé ñun ñëpp buñ nga ko jàppale ko fësal ab liggéeyam ndax lu mu ci def rek sëñ Mbaye Faye mi di ko defal lu mu ci def Kokki la ko defal lu mu ci def Fass Touré la ko defal ndax mbir mi du mbiru rawante waaye mbiru fësal alquran la wane doori alquran waaye jaajëfal waa alquran waaye dimbali doomi daara yi moom mi concours bi yàlla xam na ni depuis 6 ans yi nga xamante at mu jot moo ci njëkk dugal xaalisam te duma ne bureau du ma ko seet moom mooy woo ni ma suba am na ko lay woo dugal participation bi ci bis bi
te mënoonoo xalaate neneen bu doon noonu la ko tax a jóg waaye xam na ne ñoo bokk tool bi ñoo bokk waar bi kon Abdoulaye Dieng ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mboole seen kër yi nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi def ay concours ci biir réew mi waaye di bëri ak cant ak nuyoo Mawlana Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xam nga ni weer ci ginnaaw def nañ fi forum islamique pour la paix mu yebal fi taawam Serigne Koso mu def fi discours historique yëkkati alal ju bëri jox ma barki démb ci micro laay waxee ak télévision alxamis ci tisbaar moom mu jiite tisbaar ma jox ko lettre bi téye na lettre bi di ko jàngal ma 10 minutes ba mu paree dañ ne ma li rekk liggéey bi li rekk liggéey bi ma ne ko nag Mbàkke jox nañ ne ngànt nga bañ caa yónnee ndax ñaari xew-xew dafa jege te ñun fi ñu teewoon nañ la fa kon nag def ci sa ñaan rek te mbir mi jaar fa mu daan jaar ndax Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké ibnu Khadim Rasoul ba may tàmbali lii ci 1993 nii naa ko waxee si Mountakha ci télévision la waxee ba may tàmbali lii moom ma ci njëkk a jox fukki junni boobu maa ngi ko defee chambre de commerce kam ko joxee mi ngi fii salle bi toog mu sëñ Xaban Mbacké mu ne sëñ Xaban joxal ma ko Ahmed Sane maa ngi ko def ci gis kon nag boo tàmbalee mbir moom suñu waa def ci fukki junni léegi nga dem ba di financé fukki million ci ay frais de séjour ay restauration ay prix ay neexal ak i dépense ak i média loolu wane na ne mbir mi ngi dox te rafet naa njort ni kanam la jëm insha allahu taala kon ñu ngi beral nuyoo Cheikh Mouhamadou Mountakha du ma tàyyi di ko wax day kilifa waaye day kilifa bu oyof bu lewet daaw jéeg mu def geste bu moo xam ni fu ma toll dinaa ko wax di ko répété ndax lu baax da koy fësal dañoo màggal Tuubaa ba màggal gi weesu ma nekk ci yoon wi dellu Dakar sëñ Abo doomam woo ma ni ma sëñ mi nee na bu sa tànk oyofee nga ñu wuy si ko ma ne ko dama nekk gan yi mu ne ma kon boo wàccee gan yi Dakar ba féex nga ñëw man sa boobu tiit naa dafa ne damaa def yëfi ndoo ko daal waaw ba ma toogee ñaari fan ba gan ñëpp yeewi bi ñibbi mooy mu wuy si ko mu ne ma kañ la ak bàkkale doo ko laa lay doyee kañ la ak bàkkale ndax liggéey bi nga liggéey sëñ Tuubaa loolu nag mu doy xamul day doy maa ngi beral nuyoo son excellence le président Macky Sall ndax jëf ji mu jëfal daara wëlbatikuwaat di ko yéene daara xam ngeen ni bac arabe bi mos a dugg ci benn université bi mu fi ñëwee duggal na ko ci université yi fa ñu tëjoon ci ENAM muy formé diplomate yi tëjoon nañ ko mu ñëw tijji ko bu yàggul ci 3 avril bi passé bi muy def discours de la nation wax nañ dina gën a dooleel njàngum arabe gën a dooleel njàngum diine bi mu taxawalee lii di plan Sénégal émergent muy plan boo xam ni moom du ko fekk buy jeex ndax 2012 la ba 2035 donc 2035 def naa ne dafay xalaat du ko fekk waaye bi mu nee xalaat bi li ko tax a jóg mooy defar Sénégal dafa ne naa wut ay arabisants yu ma ci wéttal yi arabisants yooyu fukki arabisants ak juróom lañu man mii dong maa ci dëkk région de Thiès loolu nag comme doyul fa mu ne doy dama président di xalaat lu jëmale réew mi kanam lu jëmale Sénégal kanam fii ak 2035 boole ci fukk ak juróom ñoom tànn ci wàllu arabe ak diine di ko ci xalaatal loolu maa ngi koy sant di ko ci gërëm waaye sant moo ci loolu li ma ko sant mooy jëf ji muy jëfal arab di ko jëfal diine rawatina jëf ji mu jëf ci kër diine yi kër diine boo dem tey fenn fu ci nekk dafa leen ay dëkkuwaay yoo xam ni gan gu ne mën na faa dal ba fay neen maa jël en charge lépp la moo doon def ci Touba la ko Mawlana Sëñ Sidi Mokhtar Mbacké ni woon na nga ko def ci Masaalikul Jinaan ndax Touba am nañu ay kër yoo xam ne ay gan mën a sa fee dal loolu la jël def ko Masaalik mooy tali yooyu ngeen di gis muuru Masaalikul Jinaan ak poto lampe kon nag moom it ñu ngi koy sant di ko gërëm baax a baax di ñaan monsieur le gouverneur nga jotoon ni moo bokk ci nekk di Sénégal waaye feebar na ci Dakar moo bokk na ci associé yi nga xam ne moom bërëb ba muy résidence des Mamoun résidence des Mamoun ñëpp xam nañ ni moom amaguma soxla Dakar moo tax amoo fa kër waaye saa su ko nekkee Dakar rek foofu mooy sama kër résidence Mamoun jege na rafet na set na maa ngi ñaan Sénégal yëpp ku ci dem Dakar daal te moo ko soxla am nga ko fa mën a dal te appareil bi moom kon nag moom it maa ngi dalal bu baax a baax a baax di jox kàddu gi Cheikh Mouhamadou Bachir su daanelee ñu joxe juróom-ñetti prix yi ñu may ñu ànd ak daal toog bàyyi jaabante bi ñu toog ci bàyyi jaabante bi ku mën a ñàkk a dem mu dem ci kanam ci dal ku mën a ñàkk a dem mu dem ci kanam ci dal te bañ a saaxe suñu yëpp ndax fukki mën a juróom moo ci des te loolu yàgg maanaam xaaral ko moom xëy bu xawaati ma mbir mu nekk li tëgg mooy mbir mi maanaam doo foog foog yëf yi boo ñëwee da xaaral dëkk gi bu ma xalaat ci ginnaaw ma yaakaar loolu lu dund lii daal ko loolu ci bëri histoire yaatu na na ñëpp ànd ak dal toog ci saal bi bu sëñ Bass jeexalee ñu joxe juróom-ñetti prix ñaanal mbooloo mi xaar ba déwén wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaa wal mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin afdali xalqillah wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaan ila yawmi ddin ñu ngi yëkkati sunu kàddu ci kàddu yu gàtt di am mbégte ak kontante
ci dikk gi nga xam ni dikk nañ ko fii ci sunu xarit sunu soppe Nasiru Diin Sëriñ Ahmed Salim Dieng ma fekk fi samay kilifa ñuy waa kër Cheikh Mouhamadou Mourtada maa ngi leen di nuyu di leen siyaara muy Sëriñ Xabbaan Sëriñ Takko ak Sëriñ Mamoor ak Sëriñ Moussa fekk fii sama rakk Sëriñ Ousmane Mbakke ibnu Cheikh Ahmadou Kara Mbakke Noreyni di nuyu sunu wëllëre sunu soppe Oustaz Hassan Diouf ak sunu mbokk sunu frère di Sëriñ Cheikh Niass ak mbooleem kilifa yi ci fekk bi may ñëw maa ngi ànd ak Sëriñ Moustapha Mbakke sama rakk ak Sëriñ Mahmoudan Fall ak Alaaji Seydou Sy Nasiru Diin amati nañ mbégte ndax maa kaana lillaahi daama wattasal wa maa kaana li gayrillaahi inqataa wa fasal lii 93 la tàmbali woon ñu àndoon ko ak yow ak sunu mag Sëriñ Abdou Karim yàlla na ko yàlla yërëm boobu ba nëgg ni chambre de commerce lañ ko doon defee mu dem ba génn ñëw ci chambre de commerce ñëw fii bërëb bu yaatu bi day wane ni kon yow li ngay def yàlla moo tax nga di ko def ak yonenteem ak bëgg yëkkati alxuraan bis bii nag nga tàmm ko ci weeru alxuraan ndax yàlla moo wax ni shahru ramadan alladi unzila fihi alxuraan weer wi ci la sunu borom subhanahu wa taala wàcce alxuraan te Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne mooy sa wasila dafa wax ni inna tilawata wasalaata ala nabi wa sanaahu kanzi alladi la yanfadu nee na jàng alxuraan ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak tagg ko mooy sama mbànni xéewal yi nga xam ne yàlla jox na ma ko te du jeex bu mukk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man araada dunya fal yaqra il quran wa man araada al axira fal yaqra il quran wa man araadahuma maan fal yaqra il quran ku bëgg àdduna del jàng alquran ku bëgg alaxira del jàng alquran bu leen bëgg boole ñoom ñaar ñépp na nga farlu ci jàng alquran yow nag nga tànnal alquran bis ci biir weeru koor di ci fab xale yi di leen primé loolu jàpp naa ni képp ku koy def ci Sénégal mën naa ni ci ñi ko njëkk a def ci nga bokk loolu nag dañ koy sant yàlla ñun ñi nga xam ni say wëllëre lañ ci say xale nga nekk ni koo xam ni Cheikh Mouhamadou Mourtada mooy sa sëriñ di sa référence nekk sa wasila yar la jàngalal la boppam lépp loo xam ci keppaaram nga ko xamee kon bu fekkee yëkkati nga sa tànk teg ko ci alxuraan ak luy yëkkati alxuraan ak luy dimbali alxuraan jàpp naa ni képp kuy kilifa diine ci réew mi moom nga ko defal képp kuy xalifa généraux ci réew mi moom nga ko defal ndax alxuraan ñi ko yàlla jagleel yàlla wax na ko suma awrasnal kitaaba allazina stafayna min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil xayraat bi isnillahi zalika huwal fadlul kabir lu mu ca teg dañuy ñett ñooñu ñëpp jannaatu adn kon fa tabaarakallaahu bu la yàlla xiiree sa bëgg-bëgg sa yéene sa yitte dara lu yëkkati alquran loolu fa tabaarakallaahu dañ koy rafet jamono bi ñu toll nag dafa nekk jamono boo xam ni alquran mi ngi tàmbali ñuy xam lan mooy njariñam ndax bu njëkk boo demee ci daara boo yóbboo sa doom ci daara say mbokk ak say dëkkandoo dañ lay wax ne da ngaa tardé xale bi bàyyi ko mu dem jàngi liggéey léegi dem nañ ba gis ni ñi dem ci daara ñu ëpp avenir ñi jaar ci daara ñu ëpp avenir junni yoon ñi nga xam ne jaaruñu ci daara ndax li tax mooy alxuraan bu jiitoo ci yow bari na loo xam ne dana am loo xam ne danga ko rus danga ko jomb danga ko wattandiku ndax sëriñ Mot Saxir Lo bu Kokki dafa amoon koo xam ni 81 la mokkaloon alxuraan ay waajuram juróom ko yóbbu ko Espagne mu dem Espagne def fa juróom benn at wala juróomi at bi nga xamante ni si ni nekk na fa di taxawaalu la waajuram yaakaaroon ci ñoom defu ko ñu indiwaat ko mu dëkkoon kër Siini Jang ci boori Louga
bi ko ay mbokkam indee mu fanaan si kër siini ci guddi gi bi muy nelaw ñu yeew ko tax ko indiwaat ko kokki bi mu ñëwee ñu dugal ko Daaru Salaam bi ñu ko dugalee Daaru Salaam mu xëy si ba sëñ Mat Saxir Lo ni nañ ko téyelaat ñu téyelaat ko kaamil bi mu tàmbale alif laam miim zaalikal kitaab ba minal jinnati wa naas tariwaat ko nam ko mokkale woon te biñ koy indi kokki ci guddi gi ay njañ la defoon yoo xam ne daanu na ci digg gannaaw bi mu xëyee ñu dagg ko téyelaat ko mu tari sëñ Mat Saxir ni kii du saay-saay ndax saay-saay mënul lii day gone rek xel mu xale jàpp kon loolu li muy tegte la mooy alxuraan ku mu jiitu ci yow lu la mën a fëkk it yàlla mën na laa dimbali nga dellu si waat kon Ahmed Saloum ñi ngi lay sant di la gërëm yow nit ku baax nga yor nga qualité yoo xam ne qualité yu am solo ci doomu aadama te mooy woyof mooy wàcc sa bopp te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay wax ni man tawaadaa lillaahi rafa'ahu llaah benn waykatu arab wax ni laa tamshi fawqa al ardi illa tawaaduan fa kam taxtaha xawmun wa hum minka arfa'u yow ku dal nga ku am yar nga ku am teggin nga ku nangu kilifteef nga te sëñ Bay Jaxate dafay wax ni am kilifaay li am solo boo ko amee am nga solo boo ko amul amoo solo ku réewul yomb bu wax fa tabarakallahu yooyu yëpp dajale ci yow ñun ban lay xam du tey te masoo soppeeku ci benn côté sa pas-pas it ak sa diggante ak Serigne Touba amul fenn ak benn milieu boo xam ni dana la fekk bokk ak Serigne Touba te wàccuwaay bi war sa diggante moom doo ko def loolu nag day wane ne rek loolu Cheikh Mahamadou Mourtala moo ko def ci yow kon lii nga yëkkati rafetlu nañ ko bëgg nañ ci nga tudde ko koo xam ni ñayu xare na ci lislaam yal na yàlla doolu yërmaane muy Sidi Lamine Niass mu nekkoon jàmbaar nekkoon koo xam ne tey fu lislaam toll ci biir réew mi fu doomu soxna gën a yëge boppam gën a nawe boppam gën a am personnalité ci boppam gën a gëm boppam Sidi Lamine Niass bokk na ci rôle boobu ci ñu ko joué ba mu àgg foofu kon boo yëkkati lii tudde ko ko ak njabootam teew fi ñu ngi koy rafetlu lii rek mooy kóllëre yow nit am kóllëre nga ndax yàlla moo wax ne wa awfu bil ahdi inna Allaha kaana mas'uulan na ngeen fonk wóllëre léegi bi ngay tudd Abdou Karim sa yaram woon dafa wàcc loolu dara waroon na ko lu dul li nga wax moo nekk ci yow ñun xam nañ ne doo diri sa mukk doo wax mukk loo gëmul doo dugg it ci loo xam ne santiroo ko Abdou Karim yàlla moo leen boole woon mu jàng alxuraan kokki ba mokkal ñëw fii sëñ Xaadim indi ko fii Thiès mu fiy jàng arab yow nga nekk fi ci école sëñ Mourtala bi yàlla boole leen ngeen nekk ay xarit nekk ay soppe nga bëgg ko sopp ko ba mu faatoo yàlla tombeeg weeru koor wa ca njëkk a yem bi ngay def lii moom nga ko daal di jaare loolu day wane ne yow ku matal kóllëre nga te kóllëre dafa am solo ndax léegi dem nañ ba ci jamono boo xam nit ñi dañ koy fooye te kóllëre lu am solo la ndax inna aradna al-amaanata ala as-samaawaati wal ard wal jibaala fa abayna an yaxmilnahaa wa ashfaqna minhaa wa hamalahaa al-insaanu ba aaya ji jeex ba ko yàlla di wax ni doomu aadama yi fonk kóllëre moo tax suñu borom di wax lam ca wax lépp ak li ci nit kon fa tabaarakallaahu bëri nañ ci yow sant nañ la gërëm nañ la lii yàlla na ko yàgg def at yi jot ñi nga xam ne ñoo ko ànd ak yow ñu ustaas yi fi nekk yëpp dina ci jàppale yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla jàppale yàlla gën leen a boole ndax yow ndamal Thiès nga ndamal Sénégal nga ndamal réew nga wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillahi rahmaani rahim santaat yàlla mi ñu may ñu fekk ko ay ati at juróom-ñaar fukki at ak ñaar fukki at ak juróom-ñaar ci ginnaaw ren ñu fekk ko muy ñaar fukki at ak juróom-ñett daaw la waroon doon nag daaw mais daaw moom xam nga ko fi daa tëj ñëpp ba dara xewul moo tax su ñaar sax sama mbokk ñangeen bi sànq mi nga naan ma dama ko jox benn kayit boo xam ne dama ci def parrainage yi ci première édition ba ci 28e 2020 ma def ci corona mu ne ma da nga ko tuddee woon corona ma ne ko corona ñu ko xañ moo tax kon noonu la demee kon sant aussi surtout ñi nga xam ne at ma ñu jàppale ñu rawatina kuréel yi nga xam ne mi ngi mel ni kuréel jàmm ji nga xam ne suñu mbokk Racine Sow moo ko jiitee prix yi ngeen di gis fii mën naa ni 80% ci prix yi ñoom ñoo ko joxe ñoo organisation Ahmadiyya Tijaaniyya bu Tëngéej man daanaka léegi ay diplôme doo ko lay defar pour ay quelques kamil la ca des lépp ñoom ñoo koy def ndax damay am yàqin ne dañu ko indi te lu arab yi dañu maakaane laahi daa mutasal lépp loo xam ne yàlla ko tax a jóg day sax day dëkk day sax day am continuation te day dëggu kon nag sama diggante Racine maa ngi koy fësal ndax jotaay yi lu mu gàtt-gàtt fësal ci sa diggante ak ña la ñor dëgg-dëgg doon da ñëpp ma ñor waaye ñi nga xam ne loo ne ñu ne ca loo jàpp ñu jàpp du ñu ñëw sa cérémonie ba ci digg ba ñuy dem ndax kenn ku ci amoon cérémonie dem ba ci digg ba amee saalum jóg dem du la neex kon nag man su ma sama sago bu cérémonie bi ñëwatee ba mu waxtu tisbaar yaatu na nit ñi bàyyante xel ni li ciy des parce que man toujours damay bàyyi xel yooyu yëpp loolu benn na ci ba ci def nañ ko ci contexte boo xam ni sama jigéen joor dafa xër rek feesal stade Weki Tribune ak 16 mais man dama ne kon lépp bu mu passé ay 316 ndax ma ne 204 laa defaroon jàppoon ni comme na ngay woo waa docteur di woo ambassadeurs yi di woo gouverneur di woo autorités yi fexe war ngaa tënku ci lañ wax ñoom
mooy te ñoom li ñu dénkaane mooy nit ñi di sorante di takki masque donte bi ma wax ni dama tekk sa masque tekku nii ñi ngi sant yàlla nag ci may gi ñu may def ko di santaat yàlla ci fësal gi ñu ci fësal ndigalam ndax yàlla moo ne ñu wa afu bil ahdi innal ahda kaana mas'uula yàlla moo ne sàmm leen kóllëre ndax kóllëre dama koy laajte sàmm kóllëre nag moo tax ñu tudde ko Sidy Lamine Niass ndax jàmbaar la woon amoon taxawaay te bëri na lu mu daan dox Touba lu ko ñor daf may woo ni ma waxal ma sëñ Basir lii wala defal ma li sëñ Basir wala waxal sëñ Basir moo ma wala ne ko maa ngi koy woo jotuma ko wala ne ko ëllëg naa fa ñu indil ko nangam nit nag bu fekkee àgg naa ak yow ci complicité boo xam ne day defar complicité boo xam ne day servir l'islam di servir soufisme fu ñu mës a laal tasawuf Sidy Lamine Niass taxaw na defan tasawuf fu ñu mës a bëgg a cof l'islam indi fi ay gone yu ndaw yoo xam ne nga jóge ci Tanzanie di bëgg a fooye opinion nationale bi Sidy Lamine Niass yemu ci weer ko dénigré ko mais da ciy bind sa téere pour yee conscience sénégalaise yi kon kooku amoon na taxawaay xam ngeen ne njàngam sax mën naa ne amul doctorat amul yenn maîtrise yi ñu wax mais gëstu ak nangoo sonn ak nangoo bàyyi xel umma bi moo tax li mu bind ci téere kenn xamul nu mu toll bi ma xalaatee bis bi ni woon dama koy tudde diw sama mag Ahmed Khalifa Niass ni ma tudde ko Sidy de mérité na ko ndax diw mi nga ko tudde Sidy nga ci jublu ndax bëggul neex Sidy nga ci jublu bëggul neex famille bi te Sidy Lamine mérité nga tudde ko bis mu ne ko nag loolu de xalaatoon naa ko mais dama ko doon bañ a tudde ñu koy gisee neneen mu ne mu tudde ko kon nag Sidy bis bi moo ko moom waaye nag bis bi aussi ñu ci sargal suñu président Macky Sall ni ma ko waxee léegi sama bi discours muy jàmbaar am taxawaay taxawal plan Sénégal émergent plan boo xam ne dafa taxaw pour suqali Sénégal plan boo xam ne dafa taxaw ngir suqali koom-koomu Sénégal plan boo xam ne dafa taxaw ngir suqali diine Sénégal waaye plan boo xam ne dafa taxaw ngir suqali ndaw ñi xam nga ne bëkki démb woote na ci jam ñaajo ci lépp loo xam ne dañ ciy jaar pour mën a sauver la jeunesse ndax xam ngeen chômage ak ñàkk yaakaar bokk na ci liy indi découragement ci nit ñi bokk na ci loo xam ne aussi mën naa jur fitna sax ci am réew kon nag loolu saa su ne moom mi ngi xool point yi suuxat loolu lii di plan Sénégal émergent mooy plan boo xam ne dem na ba 2039 ci ni ko borom xam-xam yi ak ñi xarañ bindee te moom xam na ne 2039 du ko fekk ci réew mi 2035 astafurlah waaye loolu yëpp li ci julu mooy même su ma fi nekkatul sax kii ñëw bu jaaree fii Sénégal dina am naataange kon nag moom it ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax waaye ni beral nuyu ak cant Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké barki démb laa dem ci ma alxamis ci télévision yi laa waxee ba ma demee lettre bi ma ko jox man damaa mujj sax am kersa saal baa ngi fees del nit ñaa ngi xëccoo di buuxante waaye bi ma ko joxee lettre bi téye na lettre bi lu mat juróom-ñaari minute wala fukki minute di jàng lettre bi mu paree dana ma lépp nga ci biir lépp mën na te ñu ngi koy defal kilifa nag boo ko amee mu lay encouragé di la motiver di la jaajëfal di la gunge kooku dafa jar a sant dafa jar a ñaanal maa ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi li mu bëgg a liggéey Serigne Touba yàlla defal ko tawfiix li mu bëgg a liggéeyal xam-xam yàlla defal ko tawfiix xam nga li mu yëkkati ci Touba état sa attunu ko ndax man toog naa Ablaye Wade ca Méridien mu ne muy wax ak benn kilifa ni ko defar université yombul sëñ Maam moo la ko doon wax sax boobu mën naa jaar tur mu ne ko yaa ngi am projet université waaye université yombul xam nga président de la République bu ne ma ne université yombul xam naa lan mooy université ngeen gis sëñ Mountakha taxawal université boo xam ay milliards a koy defar te neew réew sàngam mu ci dimbali neew état sàngam mu ci dimbali neew ONG sàngam mu ci dimbali taalibe Sëñ Tuubaa yi ak ñi bëgg xam-xam la ko sas te sasu ci kenn dara sax da ko ubbil ñëpp rek moom it lu mu am def ci te gis ngeen liggéey bi matul sax at waaye gis ngeen fa mu toll bâtiment yi pare na taax yi pare na programme bi pare na yaakaar naa balaa yàgg da ngeen gis ni des na ko jàngee université boobu li ñu jublu mooy ñu bañ a jàng lu ñu war a jàng ndax xam ngeen xale yi ñoom Babacar Ndaw ñi ak ñoom xale yi ne ci média yi ku leen jàngal lu ñu war a jàng ñu jàng xam-xamu tubaab bi wala ñu jàng loo xam ni histoire tubaab bi wala histoire maamu tubaab yi mokkaloo te duñu xam Sëñ Tuubaa duñu xam Alaaji Maalik duñu xam Cheikh Ibrahima Niass duñu xam maam borom daaru loolu na la Sëñ Muntaxa bëgg mooy jàngal ndaw ñi seeni maam jàngal ndaw ñi soufisme jàngal ndaw ñi pas-pas bu leer jàngal ndaw ñi xam-xam boo xam ne dañ ci bëri jëriñ defal seen àddina defal seen alaxira di gërëm nag association islamique yi ak comité de jury bi nga xam ni chaque année ñu constant démb dañoo yendoo liggéey ci lii aussi defaluñ ko ay daara ay alxuraan yu murit wala yu tijaan wala yu xaadir daara ay alxuraan lañu ko defal fu daara nekk Sénégal man ñi inscrit sax du ma leen xam yàlla xam na ko maanaam 24 heures avant comité de jury bi liggéey ci laay xamee sax ñi participer ñi bindu maanaam fu ne boo doomi Babacar na mën na caa nekk wala doomi Sang Fall wala doomi Mouhamed ñaati du ma ko xam ndax fa ñuy bindoo bokkut ak sama siège association bokkut ak sama daara ñu ngi koy bindoo ca fédération des associations islamiques du Sénégal su desee 72 heures day ñëw dépouillé dafa liste yi dému ñoon hôtel Rex xale yi gagné xaw ma ci ndeyu kenn xaw ma ci bàyyi kenn xaw ma sax seen sëriñ daara donc li ñu ci def li tax ñu koy def mooy alxuraanu karim maa ngi beral nuyu aussi sama frère Abdoulaye Diabou Sénico moom xam na ni lii ñoo ko bokk ndamam mooy sama ndam mooy ndamam suñu ndam mooy ndamu alxuraan moo tax moom bi mu xamee ni dara alxuraan di ci def ay centaine de millions ndax moyen may na ko ñun li ñu am ne mu néew mu bëri ñu ngi ci fësal jëfu alxuraan di ci fësal leeru alxuraan mu xam ne ñoo bokk terrain bi at mu jot mu jël loo xam dugal ko ci bis bii naka noonu Alaaji Sëriñ bu ñu ngi ñaanal Sénégal gépp jàmm ñaanal réew mi jàmm feebar bi yàlla na ko fi yàlla jële
Serigne Saliou Touré mi nga xam ne moom lañu yàlla boole ci dëkk bii muy leeral dëkk bi ci leeru Serigne Touba yàlla na ko yàlla bàyyi suñu kanam at mu jot mu yebal njabootam ñu teew ci yebal ñaanam mu jiitu fi yebal lépp ñu teew fi ñu ngi ñaan yàlla def jàmm ci réew mi def tawfiq ci réew mi lépp luy niru fitna na sori réew mi al fitnatu naa'imatun la'ana man xasa fitna mi ngi nelaw yàlla rëbb na ko yee xam nga wax naa ko bu yàggul ci benn sortie bu ma defoon nee naa leen ku xamoon Libye xamoon Kadhafi ni mu bëriwoon alal bëri armée bëri pétrole bëri dollar àdduna di ko wër fu ne def te Libye 11 ans ngi ni wala 10 ans ngi ni amuñu gouvernement dañuy rang mburu di rang ceeb di rang pétrole di rang gaz lu ko indi mooy fitna xale yu ndaw ñuy foot di foot ba tar réew ma mënatul am gouvernement ambassade yi ne woon Libye mën na 80 ambassades yu fa ne woon représentant seen réew benn ambassade nekkatu fa ndax kenn nekkatul en sécurité loolu yëpp nag mooy wane ni sécurité maanaam fitna taal ko yomb na waaye fay ko yombul kon nañ moytu fitna Sénégal pays phare la ci jàmm Sénégal pays phare la ci woote jàmm Sénégal pays phare la pour dundal harmonie Sénégal pays phare la pour dundal dialogue interreligieux Sénégal pays phare la pour naataange même boo amul lu bëri nga doy loolu nga am loolu nag mooy jàmm fépp soo mënee taxaw ci sac bi def fi sport guddi doxantu ba njeex barki dem bi ma jullee ci jumaay Abdoulaye Diop fii ci sac bi gis naa ni mbooloo mu bëri dafa def sport foofu su jàmm amoon kenn ñëw faa taxaw def sport ndax mën ngaa taxaw def sport ñëw toj sa oto wala ñu la indi sa portable wala ñu teg la fi dal kon nañ suuxat jàmm dox jàmm wax ci jàmm liggéey ci jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Cheikh Ahmed am na benn laaj yu mbokk yu bëri ñu ni toujours taaru l'islam bii da koy wanewaat mais danaan toujours xale yi fii ràññeeku nii xale la yu am chance ñu leen di jàngaloo si waxtu bi du ñu nekk si mbedd yi di taxawaal ak yooyu laaj bi di laaju wàllu yalwaan ak yooyu ndax am nga si gis pour solution boo bëgg ñaax nguuru Sénégal. waaw yalwaan moom xam nga ku am moyen du ko def yalwaan moom ku néew doon rek ko def man mi sax dama yalwaan keneen day yalwaan yalwaan moom kenn ku nekk la nga amul dëgg wut ko ci yiw nag moo gën xale yi forcé wuñu kenn maanaam yàlla moo digle sarax xale yi di laaj sarax rek état bu demee ba mën a sarax sëriñ daara yi ba ñu mën a couvrir seen daara comme ni ko yéen réew yi defee tey jii boo demee ci réewu arab yu bëri imaam yi dañu di fay ñuy taxaw jumaa yi di fay ñuy noddu di fay courant oto jumaa yi ci réew yi ko attan comme na suñu réew attanagu loolu nañaa yàlla pétrole bii ñuy wax ak gaz bi feeñ ci réew mi ba ñu war a jiite réew mi wala ñu fi nekk nii fekke ko ba mën a taxaw daara yi mais yelwaan moom kenn mënu ko jëlee ci réew mi organiser ko nag moo baax fexe ba xale yi bañ a di ci boole maanaam ak fitna ak di fitnaan nit ñi ci buntu banque yi di fitnaan nit ñi ci buntu société yi maanaam lu ñuy defal nañu ko def sago ki am yéene saraxe maanaam boo toogoon sa kër sax dana fekk ci daara ja sarax la waaye sarax moom yàlla ko digle te at yelwaan it araamul waaw innama sadaqaatu la kon nag nañ ko organiser rek bu ko def état yi aussi ñu gën a soññu lu ñu mën ci dimbali daara yi ñu def ko ndax daara ju am autonomie doo yelwaan daara ko kenn dafa yelwaan daara fas kenn dafa yelwaan bun daal pourquoi parce que dañu am sëriñ buub boo xam ne dañ leen tey ji maa yor seen ndekki kenn maa yor añ bi kenn maa yor reer bi kenn maa yor seen dëkkuwaay kenn maa fay courant bi Mamadou Ndiame su amoon daara ñu yor ko lépp benn waxul maanaam Mamadou Ndiame yelwaani waaye ay ndongom duñu yelwaani waaye fu ne sëriñ daara yi seen bopp dañu yelwaane du sëriñ ndongo yi da nga yelwaan parce que ku ñu yorul sa dara da nga wuti doola parce que mënoo am soxla am kër di lekk añ di reer te wutoo foo ko jëli il faut nga xool ku sopp alxuraan sopp diine sopp pas-pas nga dem ne ko dimbali ma ci lii waaye nañ ko ànd ak sago xale yi seen yelwaan gi bay finaan gi finaan nañu daal ci buntu banque yi nañ ko wàññi waaye yelwaan moom mënta ñàkk état bi aussi maa ngi leen soññu lu ñu mën a jàpp ci daara yi taxawu leen gunge leen waaye nag ci kaw daara yi organisé wu wax naa ko ci benn émission ci 7TV nee leen daara bu organisé wul ne doo neex a dimbali ndax nous venons juste de procéder à la cérémonie de clôture de cette 28e édition du concours sur le Saint-Coran. Et vous savez que l'année dernière, le concours n'a pas eu lieu pour les raisons que nous connaissons tous. C'est-à-dire que c'est la pandémie qui a tout annulé. Et cette année, on a jugé utile de tenir encore ce forum qui a été un grand succès. Parce que depuis 28 ans, on est en train de faire un concours sur le Saint-Coran qui fait partie des premiers concours dans ce pays. Et c'est l'occasion même de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement. En l'occurrence, le khalife général de Mourides, Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké, et tous les khalifes généraux du Sénégal. Et aussi son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a apporté tout son soutien à la réussite de cet événement. Et il faudra aussi noter que cette année, le parrain de cette édition est M. Sidi Lamine Niasse. Pour la simple et bonne raison que M. Sidi Lamine Niasse a longtemps œuvré pour la cause des Dara, pour la cause des arabo-islamiques, mais aussi pour la cause de la promotion
des valeurs musulmanes. C'est pourquoi on a jugé utile cette année de lui rendre un vibrant hommage en le nommant le parrain de cette édition. Donc c'est un concours sous-régional qui regroupe beaucoup de nationalités et qui vient à point nommé parce qu'on a constaté que dans ce pays, il y a beaucoup de concours. Il y a un concours de tous les sports, donc pourquoi pas un concours du Saint-Coran. Et le promoteur, Cheikh Ahmed Salim Dieng, Nasiruddin, qui est un fils de Dara, qui depuis 1993, sous l'égide de Cheikh Mohamed Mourtada, qui est son guide religieux, a commencé cette édition du concours du Saint-Coran et qui est arrivé aujourd'hui à cette 20e édition. Je pense que c'est une note à magnifier. Donc on tire un bilan satisfaisant de cette édition. L'enseignement c'est quoi, mais surtout dans ce contexte-là, inviter les Sénégalais à prôner la culture de la paix. Absolument, absolument. La paix est le soubassement de la réussite de toutes choses. S'il n'y a pas de paix, il n'y a même pas de concours. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi il faut préserver cette paix qui nous est très chère. Le Sénégal est une exception dans la sous-région et dans le monde entier. Il a donné tout de suite le cas de la Libye où tout était presque gratuit. À l'heure où nous parlons, en Libye, si vous allez là-bas, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'ambassade. Les gens font la queue pour avoir du pain, les gens font la queue pour avoir de l'eau, etc. C'est parce que tout simplement, il n'y a plus de paix. Donc il faudra, nous tous, que nous puissions sacrifier nos efforts à la préservation de cette paix. C'est de la même. Oui, c'est de la même. C'est de la même. On a dit voilà. Donc, voilà. Merci. Je vous en prie. L'équation, la problématique des enfants de la vie, de la mendicité. Il a émis des suggestions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que celui qui tend la main, c'est quelqu'un qui est dans le besoin. Donc si toutefois les daras sont soutenus, si toutefois les daras sont encadrés, si toutefois les daras sont encadrés d'une manière ou d'une autre, je pense que cette problématique de la mendicité pourrait être résolue. Et celui qui mendie n'a pas de quoi manger, n'a pas de quoi satisfaire à ses besoins. Même les sérigne dara eux-mêmes, ils font de la mendicité. Donc on n'est pas du tout d'accord avec la mendicité, mais pour qu'il n'y ait pas de la mendicité, il faudra que l'État apporte son soutien aux daras. Aujourd'hui, on a vu un Serigne Bouk, on a vu un monsieur Dia de la Sénico qui apporte son soutien aux daras. Si toutefois il y avait ces bonnes volontés qui encadrent les daras, je pense qu'il n'y aurait pas ce problème de la mendicité. Donc il faudra éviter à ces enfants-là qui sont à l'âge de l'apprentissage d'éviter d'aller au niveau de certaines banques, au niveau de certaines entreprises pour commander de quoi manger. Je pense que cette mendicité devrait être encadrée, mais quand même celui-ci, on n'a pas quelque chose à manger, c'est une obligation pour les daras de pouvoir manger. Donc je pense que il faut qu'ils s'organisent, mais pour que les daras puissent organiser, c'est l'État même qui a ce rôle régalien d'organiser les daras, comme l'école française, comme les enfants qui apprennent le métier. Et je pense que ça, c'est une obligation d'organisation et de réorganisation qui devrait même venir des Serigne Dara et que l'État devrait même apporter son soutien. Je vous remercie. Merci. mooy PDG groupe Walfadjri teew na fi teewal fi baayam teewal fi mboole seen njabootu Cheikh Abdoulaye Niass Al Kawlaxi Cheikh Sidil Mokhtar Kounda teew na fi teewal fi usral Qadiriya Ndiassaniya Alhaji Madika Seck teew na fi teewal fi mboole seen famille Qadiriya famille Tijani bu Canaba sëñ Cheikh Ndiéguène teew na fi teewal njabootu Serigne Alhaji Amadou Ndiéguène gépp Serigne Baye Cheikh Seck teew na fi teewal fi Alhadra Qadiriya di sët ci Cheikh Yirim Seck communauté chiite bu Sénégal Chérif Mballo ñëw na fi teewal leen fi inspecteur Moustapha Dioum teew na fi teewal fi ONG bu mag boobu ñuy wax WAMI waaye mooy assemblée mondiale de la jeunesse musulmane waaye teew na fi aussi délégation mag boo xam ni sama xarit sama soppe Serigne Saliou Thioune di xalifa Cheikh Béthio Thioune moo leen fi yebal muy soppe di xarit su ma juumul bu ñu ñëwee suba la ñu koor rek man ak moom ñoom bokk jotaay ci Cheikh Mouhamadul Bachir mu jóge ci Cheikh Mountakha Mbacké jox ko juróom fukki million ak benn addiya jóge fa ñëw ci Cheikh Mouhamadul Bachir sëñ Mouhamadul Bachir ma kaay fekkee jotaay bi ma fekk ko sëñ Bachir ni ko santal yàlla ndax sëñ Mountakha nee na ko ku am tawfeex rek ay ànd ak yow kooku nag su yebalee délégation ci bis bii mel ne délégation boobu day yokk tawfeex yi rek kon moom ñu ngi koy sant di ko gërëm te muy soppe ci man nag di xarit ndax wax naa ko ni ko sa wajur wu tedd wa de amoon naa tawfeexu fekkee ñetti jotaayam yoo xam ni
mook Cheikh Mouhamadou Bassir man maa leen di rax ñu waxtaanee wax biir yu yaatoo waxi cant te suñu borom subhanahu wa taala mu ne la in shakartum la azidannakum fii ngeen di sant ma dolli Cheikh Béthio ni ko tubaab yi de bi ñu ma xoolee gis nañ ci ma ñetti feebar yoo xam ne ku ko feebar waroo dundaat waaye dund gi ma dundaat sax dana na yéem waaye nag xam naa lépp Serigne Touba la kon nag day jotaay yoo xam ne boo ko fekkee da nga xam ni yàlla moo la bëggoon dëgg rek yàlla moo bëgg doon sa pas-pas kon naa ñi ngi sant ñëpp di sant sama mbokki journalistes yi di beral nuyoo nag sama gars yi nga xam ne ñoom léeg-léeg ñu def ci ay spécial du ma tudd seen tur ñi ci des di fiir waaye ku ñu def spécial rek yaa ngi ci biir cant googu wasalaamaaleykum wa rahmatullah